asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku Sénégal sumay concitoyen tey nag je préfère ma def vidéo direct parce que étant sénégalais bokk ci réew mi am ci kàddu bu ma war a wax par rapport aussi ak coow li nga xamante ne jamono ci moo am ci suñu réew muy Sénégal te tey ma jàpp ni képp koo xamante ne sénégalais nga rek am nga ci kàddu gannaaw boo saytoo ñu war nag leeral ndem ba kenn ku ci nekk suñun muy ndaw nga apolitique wala nga politique am nga sa kàddu ci réew mi ndax dañu nekk ci république te république bi aussi dafa am ay fondement yoo xamante ne ay fondamental yoo xamante ne daf ñu ko garantir tel que la démocratie. Donc je pense que ne tey ak coow li nga xamante ne mu ngi tourner jamono ji yëpp jëm ci pétrole bi ak gaz bi te yaakaar naa ne képp kuy ndaw war nga ci wax ndax de dama yaakaar ne avenir u Sénégal ci suñu loxo la nekk ñun ñooy avenir u Sénégal kon tey lépp loo xam ne dafa jóg pour préserver suñu réew pour aar suñu réew ñun ndaw ñi kenn war suñu see jiitu waaye dama yaakaar ne tey bu ñu jëlee suñuy appartenance politique ak lu mënti doon tegee na le wax rek ngir l'intérêt de la nation ngir intérêt wu askanu Sénégal ngir intérêt wu jeunesse su Sénégal dama yaakaar ne war nañ mën a am ay références yoo xamante ne tey lu xew ci sous-région yi ay réew yu mel ni tey Nigéria bi nga xamante ne bokk na ci réewu africain yi nga xamante ne njëkk nañ gis pétrole yu mel ni Libye war na mën a loolu war nañu mën a doy exemple tey Nigéria ku ne xam na ne coowal pétrole yàgg na fa tey Nigéria dem na sax ba ay point de raffinage clandestin am na fa tellement seen pétrole dafa bëri waaye mënuñ ko jëriñoo ndax coow lu andi loolu dañoo teel a dugg seen biir xaajale leen jaxase leen te ñu ko def xam nañu leen bokk duñu ay africain mais ñooy xam ñi nga xamante ne fu ñu gis ne Afrique à travers ses ressources war na si mën a sukkandiku ñu dugg fa xool lan mooy suñu faiblesse wala yan fan la ñu mën a jaar pour xajale ñu def ko et loolu nag jàpp naa ne tey waruñu mën a yaafuus ba mu dal ñu tey li nga xamante ne mooy guerre tribale guerre confrérique am na Afrique bëri na fi gis nañ ko te jàpp naa ne loolu war nañu mën a doy exemple war nañu mën a dimbali bu lu mel noonu du am Sénégal tey nag lii nga xamante ne mooy coowal bi jiituwul Sénégal dama ne dañuy dellu ci ginnaaw rek propagande mensongère yi yàgg na fee am ci loo xamante ne ci dans un passé récent rek fekkee nañ ko muy Libye ak Kadhafi yaakaar naa ne loolu war na doy njàngat Kadhafi lu nekk tuumaal nañ ko fi lu ne naan ay 10 000 personnes ont été tuées Kadhafi génocide lay préparé te loolu ñëpp ña ko daan wax xamoon nañ leen mooy ñi nga xamante ne bëggoon nañ ressource pétrolière boo xam boobu nga nekk Libye ñu teg ci seen loxo jaxase ki nga xamante ne mooy Kadhafi ak adduna bi yëpp fekk loolu yëpp ci ay kàcc lal woon tey ñu ñëpp vraiment képp koo xamante ne africain nga am nga regret ci disparition ci assassinat boobu nga xam ne def nañ ko ci Kadhafi léegi nag pour ñëw directement ci li nga xamante ne moo ñu fi dajale muy pétrole bi nga xamante ne moo waral coowal bi mais tey suñu réew Sénégal dafa am ay institution yoo xamante ne tey ñoo ko sekk am loo xamante ne réew bu ko doxee rek dina wone faiblesse am te Sénégal ku xam suñu institution nga xam ne suñu institution ay institution yu solide la lii am doon na loo xamante ne nit lañ ci tudd nit boobu ñu tudd nag duma sax xuusandi ci ay mbiram mais li ma ñor mooy Sénégal bi ñu bokk ñu ñëpp te ñu jàpp ne lii am yëpp xëy na ëllëg dina wees mais suñuy doom ak suñuy sët ñoo fiy des kon war nañ def de sorte que jàmm doon loo xamante ne dafay sax dàq ndax Sénégal bii ñu ne tey la ko fondé la ko bâtir dafa jiitu suñu juddu ay nit ñu baax bâtir ko ay guerrier ay jàmbaar bâtir ko
mu Sénégal doon suuf soo xam ne suñu borom da ko barkeel gannaaw bu mu fi wàccee ay nit ñu baax ku mel ni tey si maam borom Touba tey nga xamante ne adduna gépp dañuy ñee Sénégal ci ku mel ni maam borom Touba tey ay nit ñu baax wàcc fi ci diine boo jëlee Dakar nga gis ku mel ni maam Limamou Laye nga dem Tivaouane nga fekk ku mel ni maam El Hadj Malick nga dem Medina Baye nga fekk ku mel ni maam Baye Niass nga dem Canaba noonu nga feneen ak feneen noonu nga dem ci diine christianisme bi noonu kon Sénégal tey dafa am loo xamante ne adduna bi yëpp dem ñu koy ñeewee amuñu woon yaakaar nag découvrir ay pétrole loolu jamono di dem ba suñu borom moom mi nga xamante ne dara tëwu ko mu sagalee nu loolu muy pétrole beeg gaz bi boobu amuñ ci yaakaar comme ni nga xamante ne ñoon nañ koy gisee daf ci am ay multinationales yoo xamante ne seen xëy na seen mën-mën wala seen kattan may na leen fu ñu yi am yaakaar ne pétrole feeñ na fa ñu dem explorer fa loolu moo waraloon Petro-Tim bi nga xamante ne Frank Timis moo ko moom jiite ko ñëwoon Sénégal te moom leeral na ko li taxoon mu ñëw fi ay sénégalais sax ñoo ko ci interpellé ku mel ni Samuel Sarr moo ko ne woon carrément doo ñëw suñu réew noonu la demee bi mu ñëwee mu boole ko ak Karim Wade ba ñu établir li nga xamante ne mooy contrat pétrolier yi ci li jëm ci phase exploration te loolu yëpp ku xam ne exploration kat bokkul ak production du exploitation maanaam fexe wër ba gis waaye léegi ñun est-ce que ñun tey ci wër ba gis war nañu ci li nga xamante ne moom la ñu suñu borom sagalee ñu war a dem ba ëllëg Sénégal di doon concurrent ci marché international bi doon concurrent ci ay bâtisses yoo xamante ne Sénégal def nañ ko muy lu extraordinaire ci ay chantier ñu war a defar ëllëg à travers li ñu bénéfice bi nga xam ne dañ ko am ci pétrole bi ñu nekk fii di attardé wu ci lan ci ay contrat d'exploration quand même ci loo xamante ne saa lii lan Petro-Tim muy benn privé multinational boo xamante ne ak une personne Aliou Sall parce que pourquoi Aliou Sall rek c'est un frère du président Macky Sall il faut que ñu attardé wu ci loolu mais Aliou Sall nit la boo xamante ne mun na contracté wu ak entreprise bu munti doon ci adduna bi loolu ça n'engage que moom ak entreprise ba ñun li ñu mën a engagé mooy loo xamante ne état wu Sénégal dafa engagé wu ci loo xamante ne ñun gis nañ ne luubal dafa am te loolu amagu fi li fi xamante ne moom lañ jàpp ne ñu bind ko ñu gis ko ñu bind ko ci ay contrat yoo xamante ne tey mun nañ taxaw ne carrément lii ñaawlu nañ ko du woon ci nguuru Macky Sall nguuru Abdoulaye Wade lool bi Petro-Tim di door a ñëw contrat yooyu mu contracté woon ak état wu Sénégal te ñu defoon ko à travers le ministre de l'industrie Petrosen ak le premier ministre te boobu publier wuñu ko wax nañ ko nee nañ en droit contrat bépp boo xamante ne état def na ko te publier wu ko ci journal officiel bi dañuy jàpp ne contrat boobu baaxul te loolu lañ fi fekk bi ñu fi ñëwee président Macky Sall bañ na contrat yooyu renégocier contrat yi ak Petro-Tim bi ñu ko renégocier dem nañ sax ba augmenter à 10% ci partage bi Sénégal waroon ci am lan ci 10% yooyu ci partage bi ñu augmenté woon demoon nañ ba opposition bi ñëw di naan non Sénégal li mu contracté ak Petro-Tim Sénégal ak production pétrole bi yëpp 10% la ciy am c'est pas vrai dañ ci yokk 10% ça fait que donc Sénégal bés bu partage bés bu ñu waree commencer exploiter pétrole bi ñu war ko génnee def ko ci ay baril bu boobaa Sénégal lépp lu ñu génnee Sénégal da ciy am 48%. boo ci boolee taxes yeeg yëpp 48 contre 52% loolu mooy dëgg Sénégal nag eggagul foofu parce que ñu ngi wax naan 2020 2021 foofu la ñuy eggee ci phase d'exploitation bi nga xamante ne dañuy produire foofu eggaguñ fa li fi nekk mooy nag Petro-Tim fa mu jaar ba xamante ak Aliou Sall boobu ñu nekk dans l'opposition te ku ne xam na ne Aliou Sall ba muy ànd ak waa Petro-Tim nekk ci nguuru Abdoulaye bi boobu Macky Sall opposant la woon donc nag ñoom xamante nañ la tax Frank Timis ci boppam bi nga xamante ne Pierre Atepa Goudiaby moo ko mettre en rapport ak Aliou Sall mu ànd ak moom defaral ko contrat ci propre entreprise am lu mu ko mën a fay loolu c'est la personne d'Aliou Sall moom la concerné ak entreprise privée boobu nga xamante ne multinationale la ñun suñu yoon nekku ci ñun li ñu mën a wax mooy que état wu Sénégal ak Petro-Tim contractation boobu nga xamante ne lié na leen bu fekkee dafa am luubal ñu wax ko te loolu amul fenn foo xamante ne tey
ki nga reportage bi nga xamante ne moo indi coowal bi yëpp bind ne état wu Sénégal fii dafa luubal xaalis amul ñoom li ñu wax mooy que ne Aliou Sall ak Franck Timis ak Petro-Tim Aliou Sall Petro-Tim defal na ko contrat boo xam ne salaire am dépassé na lii Aliou Sall xamante ne mais Aliou Sall ak Petro-Tim suñu yoon képp kuy Sénégal yi jàpp naa ne suñu yoon nekku ci suñu yoon nekku ci léegi nag li may fàttali lenn la dama jàpp ne tey reportage boobu kan moo ko def benn Nigérian lu tax mu def reportage bi mais c'est là où se trouve la question parce que Nigéria coowal pétrole dafa yàgg journalistes yi nekk Nigéria ñu si bëri dañoo xam réew bu bëggee déstabiliser réew bu war a produire pétrole fan lay jaar c'est pas pour rien BBC tànn Nigérian bi parce que Nigéria coowal pétrole encore une fois dafa yàgg am coowal pétrole dafa yàgg am boole nañ fa ay xeet tey ba tey coowal guerre confrérique mu ngi am Nigérian ci civil yi guerre tribale mu ngi am Nigérian ci civil yi ba tey mu ngi fay am lu tax parce que am na ay multinationales yu dugg seen diggante pour foqati pétrole boobu tax ñu leen di xajale waa léegi ñun est-ce que Sénégal dañu war a seetaan loolu déedéet ñu indi koo xamante ne professionnel la ci loolu xam na boo bëggee jaxase askan ci coowal pétrole nan lay def muy Nigérian koo xamante ne xam na ko ñu jël ko léegi ñi ko ngemm ñan la ñoo xamante ne Sénégal yàgg nañuy xool nan la ñuy tilimalee nguuru Sénégal nan la ñuy déstabiliser Sénégal nan la ñuy déstabiliser gouvernement wu Macky Sall à travers son frère ñooñu ñoo dem coaliser wu ak gel boobu muy l'opposition ay ñoom Abdoul Mbaye ay ñoom Sonko ak ay ñoom le Diallo là mais ces gens-là ñun sénégalais yi waruñoo nelaw ñooñu depuis ñaata at ñu ngi fi fu ne jaar nañ ko pour takkal Aliou Sall pour sonal pour tànqal ñu ci coowal pétrole ak gaz te loolu amul lillahi wa rasul ndi ñun ndaw Sénégal na bu ñu nangu kenn hypothéquer suñu avenir ci coowal pétrole ak gaz la nga xamante ne suñu borom suturaale nañu ko Sénégal ba tey jii depuis suñuy maam yi muy jàmm bi kenn mënu ko yàq du pétrole moo fii ñëw tey war ko yàq pétrole boo xamante ne sax feeñagul ay phase d'exploration la ñu wax wër ba gis tax léegi ñu bëgg ñoo tëggal Bercy ni ko ndaw ñi di waxee tëggal Bercy léegi indi fi coow jamono ji phase wees ci ginnaaw yëpp jéem nañu créer coow entre tarixa sottiwul coow entre ay race sottiwul waa léegi ñu dem ba à un moment ñu ne daal xaaral ñu lëntal xelu sénégalais à travers Aliou Sall contrat bi mu am ak Petro-Tim waaw mais léegi ñun lu su ñoon ci loolu ñun li nga xamante ne moo ñu engagé mooy état wu Sénégal li mu war a contracté ak benn multinationale wala benn entreprise privée étrangère bu mu mënti doon ñun loolu moo ñu engagé ñun état wu Sénégal moo ñu engagé ñun à la personne d'Aliou Sall li mu mën a contracté ak entreprise privée wala multinationale bu mu mënti doon loolu c'est sa personne lu mu sa gagné xéwalam la pourquoi ñu war a soxal ba pare lenn li nga xamante ne man moo ma gën a métti Sénégal lu tax man suñu mentalité mu fragile ñu tax ñu neex a détourné lu tax ku wax coowalu xaalis rek ba si suñuy mbootaay yi fii Sénégal boo bëggee takkal nit boo bëggee yàq nit rek coowalu xaalis nga koy indil loolu mooy li nga xamante ne moo fi am ba ci suñuy parti politique yi boo bëggee yàq nit da ngay créer une fausse information supposant que ne diw dafa luubal xaalis buñ ko déggee ñun sénégalais suñu fit yi day ne fër dootuñu ànd ak sago loolu nag dafa doon loo xamante ne tey Sénégal ñu évoluer suñuy mentalité yi waa léegi xaalis bi ñu ne contrat bi nga xamante ne Aliou Sall am na ko ci Petro-Tim ñu ko fay xaalis bu weex tàll léegi ñun ñëpp kenn ku si nekk bàyyi nga sa soxla bàyyi nga lu am solo bàyyi nga la nga waroon def mu bokk ci liy jëmale réew mi kanam dem ci débat boo xamante ne c'est entre Aliou Sall ak Petro-Tim la personne d'Aliou Sall ak Petro-Tim te Aliou Sall ba muy contracté ak Petro-Tim boobu frère Macky Sall nekkagul président dama bëgg loolu ñu fàttaliku ko nekkagul président te en réalité sax pour dire vrai man la personne d'Aliou Sall taxul ma def direct bi man li tax ma def direct bi mooy ñu ñëpp lu ñu bokk muy Sénégal ma nekk sénégalais
comme képp kuy sénégalais am suma kàddu bi ma war a wax bu problème yu mel nii am ñu ñëpp dañ kenn ku ci ne tey dañ ci am part de responsabilité parce que ñaanu ma ko yàlla te yàlla bu mu am te gëm naa ne du ama sa am ndax suñu maam yi ñaan nañ ko fi mooy jàmm mooy ba réew mi bañ a tàkk te du tàkk du ma sa tàkk li taal Nigéria li xajamal Nigéria taal Libi ba rey Kadhafi taalu Sénégal de déedéet xam nga ñoom lu leen jaaxal dialogue bi nga xamante ne woote nañ ko ci weeru koor bi le président Macky Sall bëgg képp kuy sénégalais sensibilité bu mu fi mënti doon force yi nekk force de la république yëpp xam en réalité li am ci pétrole bi ñu ñëpp ñu décider ndoo ci pétrole bi maanaam lañ cay am fan la jëm ak fan la jëm ñu xam ne ñu ne Sénégal bi kat fii mu jëm fii mu teg tànkam foofu la te buñ ko bàyyee dina am li mu bëgg te dina am ndam suñu kaw ñu ne xaar la ñu dem saboté ko waaye léegi ñun est-ce que ñun Sénégal dañoo war a nekk ay dof yoo xamante ne la ñu daloon ci Kadhafi en tant qu'africain ñuy jox de fausses informations ci Kadhafi di ñu kàcc dina naan si Kadhafi rey na askanam rey na peuple am ñu gëm ko dugg suñu maañ ba rey Kadhafi ba tey kenn ku si nekk si ñun boo gisee photo Kadhafi sax ci Facebook bi da nga koy aimé ndax xam nañ kii nax nañ ñu ba rey ko te mun na koon sagu Afrique waa léegi dañu war a seetaan ñun Sénégal nga xamante ne ci ay at yu néew suñu borom sagal ñu teral ñu ci askanu adduna bi yëpp suñu borom teral ñu na mu teralee Dubaï na mu teralee Émirats Arabes Unis na mu teralee Koweït na mu teralee Arabie Saoudite na mu teralee ay réew yu bëri yoo xamante ne émergé nañ ñun loolu suñu borom war ñu teral loolu yàggatul dara ñun nangu ku ñu ñuy jaxase ci ay coowal une personne ak benn unité nationale benn entreprise privée internationale loolu est-ce que ñun war nañ ko nangu loolu est-ce que du suñu ñàkk xam ñun Sénégal dañoo war a mën a yeewu état wu Sénégal bés bu contracté président Macky Sall bi mu ñëwee fekk Petro-Tim contracté ak état wu Sénégal à l'époque te boobu mu ngi door a nekk président mu fekk régime bi fi nekkoon contracté ak moom ci loo xamante ay contrat publié wuñ ko daf ko ñaawlu renégocier waat ko yokk ci 10% publier ko yónni képp koo xamante ne wóolu na ko mu communiquer ci Sénégal yëpp xam ne lii lañ ci am te fii lañ ci toll loolu mooy dëgg nañu yeewu bu ñu nangu kenn nax ñu surtout nag su may nawle ndawu Sénégal ndaw laa ni yéen amuñ ci dara dëkkuñu ci immeuble dëkkuñu ci quartier résidentiel amuñu 4x4 amul ay sénégalais lambda lañ ko ñëpp am xalaat ci réew mi war a wax ci réew mi ndax dañu nekk ay citoyens sénégalais gars yi teraanga bii ñu yàlla jagleel dañ ciy jëriñu suñuy doom jëriñu ci suñuy sët jëriñu ci bu ñu nangu kenn xàjjalewuñu président Macky Sall jàmbaar la mu ngi liggéey keroog rek Cheikh Modou Kara mu ngi koy wax kilifa diine yépp ci réew mi ñu ngi koy wax moo xam Tijaan nga moo xam Murit nga moo xam Ñaseen ñëpp ñu ngi koy wax ba ci catholique yi ñu ngi koy wax kooku mu ngi liggéey bés yàlla na fi toog yàllaa ko fi bàyyi bés dafiy jóge suñu pétrole dafiy des suñu askan dafiy des ñun ñoo ciy tedd ci république lañ nekk suba kenn ku si nekk suñu sa doom mën na yëlif ëllëg réew mi gars yi nañ bàyyi xel loolu waay gars yi bu ñu nangu ay opposants yoo xamante ne 3 opposants yoo xamante ne seen teraanga kenn xamu ko lépp lu ñu am seen njaboot lañ koy yóbbu seen njaboot kenn déggu leen ci réew mi seen doom yi ñu ngi jàngee à l'extérieur ci école yu mag ya buñ léegi ñooñu la ñuy nangu ñu dem comploter ak ay occidentaux jël ci ay africains yoo xam seen réew dafa tas def seen complot ñëw bëgg ñu jaxase gars yi man de am naa gàcce bi ma am damay toog des fois sax may xalaat non Sénégal ak état sénégalais waruma mën a amee nii gàcce ndax benn ay détails yu ndaw occupé suñu médias yi toute une semaine te ñu war a am leneen lu ñu def waaye est-ce que du yu xeet yu mel noonu moo tax ñun ñuy tardé waaw loolu tamit ñun dañ ci war a bàyyi xel est-ce que du yu noonu moo tax ñun Sénégal ñu tardé ci ay détails te pourtant ña ñu dénk suñuy réew ñu ngiy doxal waaye est-ce que du ay détails yoo xamante ne dañu siy jéem a jaxase moo ñuy tardé loo est-ce que du ñu génn ci loolu est-ce que du ñu wóolu ñi nga xamante ne ñun ñoo leen tànn président Macky Sall tout récemment lañ ko falaat ñun sénégalais yi ñun ñoo ko tànn ñun ñëpp parce que vote bi dafa engagé tey ñëpp dañuy ne Sénégal moo ko fal waaye est-ce que ñun du ñu protéger loolu
waaye ñi nga xamante ne dañ leen ne yàggul dara doo leen fi fal doo leen fi jiite Macky Sall la ñu wóol moom la ñu jox ñooñu dem comploter ñëw kàcc à travers benn média international ñu war leen mën a gëm waaye est-ce que ñun waruñu mën a bañ loolu nañu bañ loolu c'est-à-dire fu mu toll nii appartenance politique dañ ko war a tegee fële ñun ñëpp dafa am benn intérêt boo xamante ne ñun ñëpp daf ñu engagé muy l'intérêt de la nation dañ ko war a sauvegarder kenn ku si nekk gardien nga dañ ko war a sàmm tey dañu war a sàmm li nga xamante ne teraanga bi nga xam suñu borom defaral nañu ko te génnagul mooy li olof Njaay di naan dara ñorul ba ñu ko fiy màcc amul lu ñor ba ñu koy màcc xam nga lan moo fi am na ay multinationales yoo am na ay entreprise privée internationale yoo xamante ne am nañ kattan ak moyens yu ñu mën a wëree mooy exploration boobu wër ne ba fii am na pétrole ñu ne la kaay nga wër du la teg benn taxe waa léegi kooku bu waree ñëw wër gis ne war na mën a am un représentant local ko xam wóolu na ko doon sénégalais xamul fu mu bawoo mu jël ko defaral ko contrat ndekete yoo ba mu koy jël kooku rakku président la waa léegi loolu lu suñu yoon ne état Sénégal lu suñu ñun lu suñu yoon suñu yoon nekku ci diggante bi nag loolu am na président Macky Sall diggante bi gis na ne kooku xoolewu ko sax ay suma rak dafa dem jàpp ne mbëru koo xam ne dafa soobu ci politique la dem ba am légitimité politique ba mu jiitee gox muy département mu jàpp ne ku jiite département am nga légitimité am nga crédibilité ñu war a dénk benn ndombol tànk ci état bi ci lañ ko dénkee CDC bi loolu mooy li nga xamante ne moo am man nag en tant que sénégalais nekk ndaw tey na woon na intérêt wu suñu réew na ma ñoree woon dëmb ma ciy xeex tey la ma gën a ñor dama jël suma appartenance politique teg na le ndax Sénégal moo ma ñor ndax damay ñaan yàlla su may doom budul man sax su may doom ak suñuy doom ñu ñëpp doon ay noble ci adduna bi te loolu pétrole bi suñu borom sagal ñu mun na ko def donc nag du ma nangu kenn saboté suñu réew ndax c'est pas la fin du monde affaire bi du fi jeex loo xamante ne ëllëg ñuy ñaan yàlla chômeur Sénégal dañ koy fay doo liggéey ñu fay la dafiy am nga xëy nekk askan bokk si nekk sénégalais am kër te liggéeyoo ko dafiy am suñu borom teral nañu loolu waa léegi ay détails yu lu lié Aliou Sall ak Petro-Tim moo ñu war a mën a tarrel loolu moo ñu war a mën a tarrel ba dégg sax ñu naan moom dafa war a dem lu tax muy démissionné mu la ko wërsëg ba ko yàlla may moom mi waa Petro-Tim tànn lu suñu yoon xaalisu Petro-Tim ñoom ñu créé seen entreprise foo xam ñun fekkeewuñu ko dem ba contracté ak état du Sénégal moom Frank Timis bi nga xam moom entreprise bi jaar ci waa ji nu mu tuddati sax ci Atepa Pierre Goudiaby Atepa mu boole kook Aliou Sall mu doon représentant local mu koy fay la mu koy fay ñun Sénégal ñu ne loolu bëri na am benn média international bu génn gonfler salaire bi ñu ne waru ko am waaw mais doomu Sénégal mais ay doomu Sénégal ñoo nekk ci àdduna bi ba ci NASA bi nga xamante ne entreprise américaine la doomu Sénégal mu ngi fay liggéey di laal salaire bu duun waa léegi lu tax Aliou Sall moom warul mën a laal salaire bu dëgër boo xamante ne ci am milliard waa Sadio Mané lan lay laal du ay milliards waa jooju nekk NBA damay fàtte tur bi lu muy laal du ay milliards doomu Sénégal yi fa mu nekk ci adduna bi di laal ay milliards bëri na kii nag li Olof Njaay di naan tombé waral ay gaaf dafa tombé Frank Timis ba muy contracté ak ki nga xam mooy Aliou Sall xamul woon ne sax rakku président la parce que boobu déjà Macky Sall mu ngi nekkoon ci opposition bi mais quand même bu fekkoon ne moom am na lu muy seet kon du ko jël waa kooku am fa ay xewal tey ñu bëgg a ñëw kaw Aliou Sall n'a pas été un représentant de l'État il représentait Petro-Tim localement loolu moo am Petro-Tim la doon lekk entreprise la doon représenté ci réew mi mais moom représenté wul état wu Sénégal fi coow li doon amee nag mooy ñu ne Aliou Sall dafa représenté état wu Sénégal contracté ak Petro-Tim luubal xaalis voilà bu boobaa nag coow am bu boobaa tey dinaa man sax am gàcce génn fii naan damay protéger koo xam dafa luubal suñu alalu réew luubalul alalu réew bi sama baay dama bëgg ñun ñu yeewu Sénégal wërsëg bi ko yàlla may mu contracté Petro-Tim waa Petro-Tim jël ko fekk ko alal bu dee ay centaine de milliards tam wërsëgam la saa yi wërsëgam la ñun li ñu xamante ne ñun ñëpp moom lañu bokk muy état wu Sénégal muy république du Sénégal moom lañu bokk ku ci luubal la ñu boobu mën a taxaw nag wax
li fi nekk mooy lan ki nga xamante ne ñun wóolu nañ ko en 2012 fal ko président muy le président Macky Sall mu ngi doxal ba en 2019 tout récemment ñun ñoo ko wóoluwaat falaat ko parce que jàpp nañu mu ngi saytu bu baax alalu réew mi mais nañ ko am bu ñu nangu kenn déstabiliser fi mu jëm. léegi nag dafa am loo xamante ne loolu moo am li am mooy lan ñi nga xamante ne ñoo nekk opposant yoo xamante ne dañoo soxor parce que lii di opposition ah lii kenn xamul lu mu doon lii xeetu soxor bii nii kenn mënu ko nat ñoo xamante ne jàpp nañ ne bu yàlla dimbalee ñun Sénégal bu ñu yàlla dimbalee fii ak ñaari at pétrole bi tàmbalee génn ba ñi ñu contractel yépp part de partage bi Sénégal di ci am 48% mu doon nar a doon ay milliards lépp loo xam suñu mbébét la woon li jëm ci ay projet ci chômage bi lépp dinañ ko mën a saafaraal ñu xam ne nag bu boobaa sénégalais yi dinañ dund loo xamante ne ci mbégte ci tawfeex musuñ ko am te bu boobaa ñoom ñu ne bu fi fekkee Macky Sall ñun on est foutu looloo tax ñoom dañoo dem à l'assaut maanaam lépp lu ñu am ci pexe bu bon pour boole Macky Sall ak askan bi ñu ngi ci. xam nga lu tax parce que xam nañu pétrole bi bés bu commencé génn xéewal bi nara bal ci Sénégal mooy ñoom Sénégal yi dootu leen déglu mooy pare nañu moo tax fu mu toll nii lépp luy pexe bu bon ñu andi ko pour jaxase mais dama ne xam nga fi nga xamee ne vidéo BBC boobu ay kàcc la mooy bi ñu wonee benn séquence ne Sénégal dañoo jóg ñaxtu ci li jëm ci pétrole bay gaz bi bay sànnante ay xeer ba dem buntu assemblée nationale mu ngi ci vidéo bi foofu nga xamee ne vidéo bi lépp ay kàcc la reportage BBC bi lépp ay kàcc la lépp ay fen la mais sa waay waa léegi nag ñoom ñu ñuy fexee ba dugal Libi tey ci guuta Libi bi nga xamante ne doomu libyen musul am problème da ngay xëy boo bëggee logement ñu jox la logement boo liggéeyul ñu fay la doo fay courant doo fay ndox doo fay dara loo bëgg mu am yomb ci yow tey libyen yi amatuñu loolu fexe nañ ba dugg seen bopp jaxase leen indi fa guerre tey doomu libyen bu nekk boo liggéeyul doo lekk doomu libyen bu nekk boo tëddee ci lal xoolal munoo nelaw 8 heures de temps te jógoo xalaat ne sax est-ce que amul duñ ma lancer bombe quiétude boobu amatu fa waa léegi loolu la ñu bëgg a xañ ñun Sénégalais ci ñun soxor nit ku ñuul ñun ñu bëgg a lamboo rek soxor di dem ba kañ soxor pour lan ñuy soxor ñun soxor pour lan nga gis sa morom bu ko yéene lu bon lan moo tax loolu saa ñun dañoo war a mën a yéenante jàmm président Macky Sall tey ak koo munti doon ñun dëggoo mën na la ñun fii kenn amu fi dara mais ak koo munti doon xam nga ne président Macky Sall jàmm la yéen askan bi te yéenam yaa ngi koy gisee sax ci ñi amul dara néew du doole ñi am seen doole dafa demewut noonu tey mu ngi fexe pour di sagal ñooñu ñi teral ñooñu tey boo xoolee tey nit ëpp la alal taxatul mu mën la sànq ci yoon te loolu bu njëkk loolu fi amoon saa yi tamit bu ñu nangu kenn duñu distraire buñ ko nangu ñun saa yi occidentaux yi mënuñu distraire jaxase nañ ay réewu africain yu bëri c'est pas par hasard suñu borom boolee Sénégal ci réew ñu mujjee gis seen pétrole parce que boobu suñu borom da ci namoon ñun ñu mën a tirer de leçon ci réew yi nga xam ñoo ñu wër ci Afrique tey ay Nigéria ay Cameroun réew yi ay Libye tey dañu war a servir d'exemple de référence moo tax suñu borom yéex ñoo génneel pétrole bi pour que ñiy yàq réew yooyu ñi déstabiliser réew yooyu ñun loolu bu mu ñu dal ñun waruñu mën a dal loolu waruñu mën a dal benn yoon li am Afrique ci pétrole gars yi ñëw jaxase leen jëm ci benn askan benn race jox leen armement yu doy ne leen gis nga gouvernement bi dafa bëgg a fekk leen fii ngeen toog mu dëjjati leen jël pétrole bi te doo leen ci am dara bu ñu ñëwee xeex leen ak ñoom noonu lañ daan def gars yi di reyante seen biir ay reyante seen biir comme xaru tabaski loolu amoon ñu dem gis ne benn réew rek moo fi protéger pétrole muy Libye ak Kadhafi nga xam mënuñ ko jaar fenn ñu fexe ba boole ko askanam waa léegi ñun dañu bëgg Sénégal ñun ñu boole ñu ci loolu débat bi dafa war a jeex ñu concentré wu sur l'essentiel jëm ci kanam ñun Sénégal dañoo war a jëm ci kanam ñi nga xam ñoom lañu wóolu yàggul dara 24 février lan lañ falaat nan leen may ba gutu pétrole génn ci suufu Sénégal ba gut génn ñu door am lu ñu wax xoolal sac bi ñu yàlla jagleel tey la découverte de Kayar et de Saint-Louis bokk na ci découverte gën a importante ci sous-région bi ci océan Atlantique bi ci 25 dernières années yi loolu ak gaz bi c'est-à-dire ñun sa waay kenn du jël paie di xëccoo ndaare ñun nag ñu ngi bëgg a jël paie di xëccoo ndaare loolu moo ñu nar a dal de
jël paix di xëccoo ndaare bu mu ñu dal gars yi. Man de en tant que sénégalais bañu ma benn critique suma xalaat laa wax. dama jàpp ne fii dara ñoru fi ba ñu koy màcc. Alioune Sall doomu sénégalais la kenn ku si nekk si ñun boo sañoon muy yow muy sa waajur wala muy koo xam yaa ko njaboote mu contracté woon ak benn entreprise privée bu tubaab am fa alal bu weex tàll moom la ko yàlla jagleel nañ ko yéene. loolu ça n'a rien à voir ak li nga xamante ne état wu Sénégal bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk daf ko contracté. nañu yéenante jàmm te bàyyi jàmbur lam fa am moom la. loolu ça n'a rien à voir. Alioune Sall dénkuñu ko dara ba muy contracté ak Petro-Tim ñun dénkuñu ko benn poste de responsabilité nekkul dara ci état bi. kon nag tey bu fekkente ne am na lu ñuy wax ñi nga xam ñooy responsable mooy ñu ñuy dénk ñu ngi setal ñu ngi koy doxal ñu ngi koy jaarale ci yoon. goutte de pétrole génnul bu ñu kenn distraire encore une fois bu ñu kenn distraire nañu concentrer sur l'essentiel. pour lan ñuy nangu loolu pour lan ñuy nangu ay nasaraan bëgg a jóge fële xamuñu fan lañu xamuñu bañ yéene lañ am. parce que am na ay concurrence yoo xamante ne à travers ñoom seen entreprise yooyu di yëngu ci affaire hydrocarbure ñoom am ñoo xamante ne gisuñu seen bopp ci réew mi bëgg a jaar ci suuf am ñu dooleel. waa léegi dañu bëgg a jaar ci ñoom ñu bëgg a jaar ci ay doomu Sénégal yoo xamante ne soi-disant opposition ñoo xam pare nañ pour jaay suñu réew ngir seen intérêt bopp ñu ñuy topp rythme boobu. bu ñu nangu tout le temps ñu ñuy takk buum di ñu diri des fois nañuy nangu ne ñun ay nit ñu conscient lañ nit ñuy xalaat lañu nañuy nangu di wane suñu maturité bu ñu waratuñu nangu lu ñuy xeebee. mais États-Unis am na pétrole ñoom si seen suuf ñu ngi exploiter pétrole ñu ngi produire pétrole foofu di ko exploiter. mais mos ngeen dégg coow États-Unis ci pétrole ak ay dëkku occidentaux yu bëri mos ngeen dégg seen coow ci pétrole duñu ci wax parce que lépp ñu ngi koy teg si yoon seen askan mu ngi gis. tout récemment le président Macky Sall woote dialogue ne askan bi yëpp nañ ci bokk moo xam chef traditionnel nga moo chef religieuse nga koo munti doon société civile kaa leen ñu bokk lay génn ci pétrole ñu ñëpp ñu gisoon moo xam noonu muy demee. waaw même pas un mois ñu bëgg ñu distraire ci lan affaire une personne parce que c'est le frère du président rek. non mais arrêtez qu'on arrête ñun Sénégal nañu arrêté ñu bañ ñu distraire ci ay détails dafa c'est-à-dire dafa doy c'est-à-dire ñun jeunesse bi ñun ñooy avenir yu réew mi. waa léegi dal luñ bëgg a hérité pays boo xamante ne dootoo yeewu sax am jàmm pays de guerre loolu lañ bëgg a hérité. waaw nañ topp gars yi ci seen mécanisme ci seen machination yi foofu lañ jëm. ñun nag sa doomu Sénégal ñun ay jeunesse bi dañu bëgg a hérité réew moo xamante ne tey réew buy am jàmm lay doon. jàmm bi suñuy maam bàyyil suñuy bàyyil ñu ko ñu nekk ak ñoom fii ñuy gouverner tey dañu bëgg jàmm jooju ñu bàyyil ñu ko ñu hérité jàmm jooju bàyyi fi jàmm jooju ak suñu ay suñuy doom bàyyi ko ak suñuy sët. loolu nag day tàmbale am yoo xamante ne bu yegsee doon loo xamante ne amul benn solo ñu minimiser ko bañ ko jël en considération foofu la tàmbalee. bàyyi détails yii sénégalais lu tax sénégalais bëgg a détail lan moo tax ñun ñu bëgg ay détails yoo xamante ne ça nous mène nulle part. qu'on arrête ces détails qu'on arrête nañu arrêter détails et partout dans tous les domaines détails. domaine sportif culturel économie santé industrie pêche foo dem Sénégal lu leen di tardel mooy détail. arrêtons ces détails nañ dem ci essentiel. man daf may gàcceloo étant sénégalais ay détails de la personne d'Aliou Sall parce que c'est le frère du président contracté ak benn entreprise privée internationale ñu bëgg ñu attardé ci loolu. waa léegi ñun nga xamante ne li ñu bokk mooy Sénégal République Sénégal état wu Sénégal moom moo ñuy engagé. état wu Sénégal dégguñu dafa luubal. BBC ba léegi indiwul ay preuve ne carrément état wu Sénégal moo luubal. BBC la personne d'Aliou Sall la wax la personne d'Aliou Sall Petro-Tim la wax mais loolu ñun ça nous regarde pas ñun loolu ça ne nous regarde pas ñun xam nga kan ñu amal solo ki nga xamante ne ñoo ko teg si bopp réew muy Macky Sall mu ngi liggéey di teg lépp ci yoon di jël ay nit ñu compétent ñu koy taxawul di aar suñu alal di aar suñuy institution loolu moo ñu amal solo
bés bu ñu falee nit nag mu def naka sudul noonu bu boobaa ñu taxaw wax président Macky Sall mu ngi teg lépp ci yoon. ki nga xamante ne nag doomu Sénégal la contracté benn entreprise privée bu munti doon ñu fay ko fa salaire bu munti doon loolu waruñu engagé loolu waruñu mën a tàrrel nañu bàyyi détails yi te dem liggéeyi dem fas yéene nañu suñu réew jëm kanam bokk suñu ci réew yi féetee kaw tey ci Sénégal loolu laa amoon wax tànk dëgg fa yàlla amoon noble avis partagé ko ak askanu réew mi rawatina ndaw ñi parce que ndaw laa ñëpp donc suñu réew dafa toll ci moment yoo xamante ne tey bu ñëpp noppee sawaay mu jëm foo xamante ne du ñu neex kon ñu ñëpp a war a wax li ñu war a wax nag mooy que ne fii dara amu fi dara ñoru fi ba ñu koy màcc bu ñu kenn tànqal ci ay affaire pétrole bi gis nañ ko dara toq génnagul jaayaguñu dara séddooguñ fi dara entreprise buy explorer moo fi ñëwoon bëgg ci pétrole bi di wër gis benn doomu sénégalais def ko muy représentant local fel ko salaire bu duun ñu am ñoo xamante ne yéenewuñ ko salaire boobu bu ko jaxaseeg askan bi mu tombe mu nekk frère président ñu bëgg ñu sonal bu ñu kenn tànqal saay bu ñu kenn sonal ñun tal nañu leneen ñun tal nañu am suñu gaz bi pétrole bi gaz bi si jàmm ak salaam suñu ñu tedd ci suñuy njaboot tedd si suñuy sëtaat ci tedd si loolu la ñuy ñaan jàmm ji nga xamante ne moo amoon Arabie Saoudite am Koweït am Dubaï ba tey képp kuy doomu Sénégal di daw dem Dubaï ndax pétrole ba may leen ko ñoom dañoo conserver seen jàmm ba egsi fi suñu jàmm nag nañ ko conserver kenn mënuñu ñoo tànqal kenn mënuñoo sonal nañu jël suñu appartenance politique teg fële saay dañoo war a avancer ñun Sénégal dañoo war a avancer comme ñëpp loolu amoon daal lu may partager maa ngi jégalu ñi nga xamante ne boobu ba léegi maa ngi leen retenir aussi si direct bi doon wax rek loo xamante ne di laabirante ak ñëpp loo xamante ne aussi war nañ ci génn à partir de demain mardi ñun Sénégalais yi dañoo war a dem ci leneen loo am day jëmale suñu réew kanam pas ci ay détails maa ngi jégalu lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen baal ma ak su fekkee wax naa ci ay dëng-dëng jubluwuma ci nag pour offenser kenn jubluwuma ci pour tooñ kenn jubluwuma ci pour wax kenn lu ko métti mais dama si jublu rek pour loo xam day jëmale suma réew kanam jërë ngeen jëf merci beaucoup